asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Yonent sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla dool jàmm sa réew mi ñu ngi nuyu njiitu kër gi ko ñaanal njabootam maa ngi nuyu Cheikh Mbacke Ndiaye speaking ak le commissaire Demba Sarr di nuyu madame la commissaire Aïssata Ndiaye bu Guédiawaye ak le colonel Moussa Fall des Eaux et Forêts maa ngi nuyu Ousmane Cissé bu mine et géologie di nuyu Cheikh Thiaw ak soxna Maminte Gueye ñu ngi nuyu soxna yi di nuyu dëkkandoo yi tey dafa am lu ñu ñuy laaj lu bëri muy luy weexal bëñ xam nga jigéen ñi moom bëgg nañ topp seen bëñ yi weex te sooful góor ñi aussi ndax jigéen moom dañ ci xool toujours reeju neex ñan un sourire radieux et captivant ba tax na daal ñuy laaj yu bëree bëri dañ ci bind ak tegtal yu bëri aussi bëñ nag li koy xonkal bokk na ci guro bokk na ci cigarette bokk na ci sàngara yooyu moom jar na moytu bu baax di ko wàññi wala boo consommé lu mel ni guro ba noppi nga nettoyer sa gémmiñ am na solo café noonu tegtal bu njëkk bi mooy li ñuy wax fraise da koy faral di yëy boo ko yëy ba mokk nag nga koy bombe say bëñ fraise day weexal bëñ boo amee li ñuy wax xorom mën nga ko boole ak limon ak xorom boo ko boole di ko brosse say bëñ day weexal bëñ muy ñaareelu tegtal soo amee li ñuy wax pelure d'orange maanaam orange boo ko xollee xollit yooyu nga jël ko boole ko xobu laurier bi def ko ba mu mokk nga koy boole sa pat di ko brosser bëñ yi dafay leeral bëñ day weexal bëñ aussi muy xollitu orange yi ak xobu laurier vinaigre blanc aussi boo ko dee booleeg li ngay brossoo mooy vinaigre bu weex bi dafay leeral bëñ dafay setal bëñ soo amee doomu taal maanaam doom mën a jógee sa ànd cuuraay yooyu wala këñ nga ñëw taal ba mu woy wala matt bi ñu taal ba mu woy nga jël ko bu matt bi nag moo gën doom boobu jógee si matt def ko sa brosse di ko raxas sa gémmiñ gi di ko brosse say bëñ daf koy setal daf koy weexal soo amee aussi li ñuy wax xorompole am na diwam nga boog sa pat di ko brossoo xorompole boobu diwu xorompole lay weexal bëñ da koy setal aussi da koy leeral soo amee soccu niim boo ko dee soccoo moom say bëñ di jaune mukk dafay dindi tache yooyu si nekk muy bantu niim nañ si bàyyi bu baax xel soo amee aussi muy beneen solution aussi boo xamante ni lu am solo la muy soccu garabu dori mooy genn gi dégg muy la maytu ni Sénégal si soccam aussi non seulement dafay setal bëñ mi dafay dëggal bëñ si te it boo bëggee vraiment di moytoo naan yeneen da ngay naan ndox lu bëri booy naan ndox lu bëri yeneen boissons yi da nga ko mën a moytu yi nga xam ne dafay xonkal sa bëñ kon deneen naan tey lekk légume aussi ak fruit lu bëri lu mel ni pomme lu mel ni fraise boo ko dee jël lu mel ni céleri yooyu ak carotte dafa lay dimbali day weexal bëñ carotte bii ngeen gis si dafay weexal bëñ boo ko dee yëy lu bëri dina la dimbali si wàllu bëñ yu weex te it nag dëkkee di setal sa gémmiñ tur nettoyer gémmiñ gi saa yoo lekkee ba pare rek nettoyer sa gémmiñ ñu bëri nag bu ñu xëyee la ñuy nettoyer ak bu ñuy tëdd or que après chaque repas war nga nettoyer sa gémmiñ loolu jar na xam ñëw si question yi ni ñëw di tey question bu njëkk bi kii daal def nii dafa mës a dégg ma recommandé persil si ñaari mbir mooy benn bi nay yombal am jur muy am doom beneen bi ma wax ni baax na si gémmiñ guy sëlëf muy xetu gémmiñ mu ni lan moom fan laa ko teg loolu waaw c'est parce que xam nga persil dafa bari chlorophylle boobu dafay dindi halitose mooy xetu gémmiñ moo tax ñu koy recommandé bu dee si wàllu am doom surtout si wàllu góor la gëneeti gaaw wàllu maniw dafa bari zinc te zinc bokk na si liy tax nit mën a fertile kon moo tax ñu recommandé persil boobu kon boo ko dee jël non seulement baax na pour wàllu am doom surtout si góor day gën a defar maniw bi
mais aussi dina dindi xetu gémmiñ mais yemul foofu ndax persil dafa bari calcium dafa bari phosphore dafa bari magnésium dafa am manganèse dafa am soufre dafa bari vitamine kon boo ko dee jël non seulement dafay dindi ak fer bi maanaam dafay dindi anémie manque de deret mais dafay renforcer aussi sa yax mais ñi am stress sax dafa leen dimbali ñiy dund ak spasmophilie nga xam ne mooy feebar yax wala dafay jàpp say sidit di leen di yenn stress yeeg yenn crise yi boo ko dee jël yàlla mën a dimbali même bu say règle di ñëw di metti boo dee def persil infusion di ko naan si kàttanu yàlla da nga gis sa règle normalement donc du ma ta xam kii daal ku mujj ki nee na daal ay maux d'oreille maanaam nopp yuy metti lay laaj tegtal bi si gën a gaaw nag mooy reenu naajo moom foo amee reen bi rek tëpp tëppal ko xooj ko ndox toqal ko si nopp bi si kàttanu yàlla fa la métti bi yem boo ko amul nag en attendant nga wuti laaj rek benn gédil rek nga dagg si tuuti tëppal ko xooj ko si ndox di ko toqal nopp bi ñu leen tàggu fii leen jox rendez-vous si beneen émission gërëm jërëjëf